Ablaye Gueye tàccu leen ko kii mooy suñu point focal à Kaolack. salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum waa ensemble Joal Fadiouth ci Ngazobil maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na taxawaay bi jekk na am na solo am na njëriñ mais su ma nuyoo dama koy axé dans un premier temps di nuyu notre ministre Amsatou Sow Sidibé bi ànd ak délégation ñëw ci bés bi taxawal monsieur Mamadou Ndiaye léegi mu ci jógee damay nuyu d'abord à travers ensemble Joal Fadiouth Ngazobil bi di remercier délégation yi jógee dans les régions ñëw ci bés bi ñu doon di ooye point focal étape par étape de Dakar à Kaolack de Ouakam à Thiès ba fii may wax ak yéen délégation Kaolack baa nga ne toog te bàyyi naa yeneen délégation yi ci biir ñuy toog Mamadou nag li waral lii yëpp mbir mi moom la du ma leen présenter Mamadou Ndiaye certes yéen a ma ko gën a xam mais na ngeen xam ne Mamadou Ndiaye aussi maa ko dalal bi muy ñëw Kaolack comme directeur BHS bu Kaolack di ko ubbi pour la première fois Kaolack di am BHS ba fi may wax ak yéen BHS ñu ngi koy rang ca Kaolack te c'est grâce à Mamadou Ndiaye. Les ressortissants de Joal Fadiouth Ngazobil qui sont à Kaolack présenter leen Mamadou Ndiaye yomb na c'est un jeune cadre c'est un travailleur te am na fulla am na fayda li ci tegu mooy ñetteel bi mooy dafa bëgg dëkkam bëgg goxam bëgg ay mbokkam donc fi ma taxaw di waxtaanee ensemble pour Joal Fadiouth et Ngazobil balaa maa yeggale ñu ne ma dugal ma numéro dugal ma ci seen biir groupe WhatsApp bi damay bokk ndax Mamadou Ndiaye dinaa ko jàppale. ñetteel bi mooy la délégation qui nous vient de Thiès délégation bi jógee Thiès ñëw pour Mamadou Ndiaye ñenn ñi mosuñu ñëw sax Joal mais jëmm Mamadou Ndiaye moo leen andi mais ñaan yàlla nag mbooloo mi nañ xam ne mobilisation bi neex na rafet na mais li ëpp importance ci détail bii ñu toog nii mooy c'est la révolution de la jeunesse de Joal Fadiouth Ngazobil xale Joal Fadiouth Ngazobil ñoo jóg taxaw pour defar seen dëkk ñun ñi fi nekk doomi waa Joal lañu mais ñu ngi ci biti li ñaan picc ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf sunu xel yëpp ak sunu xol Joal la lu fi xew ñu ngi biir Joal te it wax dëgg yàlla sunu yitte la mais ñaan yàlla nag bu la jour ji jotee muy jour bi tax lii lépp am muy élection bi mooy kenn ku ci nekk na nga jóg ak sa fulla ak sa fayda parce que Mamadou Ndiaye kat moo koy fal mais du ay wax du ay tàccu du ay kaf ak ay ree c'est le jour ji bu jotee na képp ku ci nekk ci yéen le jour ji bu jotee ñu egg fa ak jàmm te yàlla na fa ñëpp yegg ak jàmm yàlla bu kenn manqué ce jour bu jotee kenn ku ci nekk ak sa fulla ak sa fayda na nga taxawal sa carte tegal ko ci Mamadou Ndiaye yokkal ko fi afin que Joal Fadiouth Ngazobil changé parce que jamono bi ñuy toll nii gox yi ci Sénégal yëpp laa leen di wax gox yi ci Sénégal yëpp en dehors des systèmes politiciens waa dëkk ba ci seen bopp ñoo jóg révoluer pour defar seen dëkk c'est le cas de Joal Fadiouth Joal Fadiouth c'est la jeunesse en question ñoo jóg pour defar dëkk bi ñun nag je peux dire que ay mag lañu mais mag yu topp ci gannaaw gone yu mel ni Mamadou Ndiaye lañu ñoo xam ne ñii ko mel ni Mamadou Ndiaye mun na leen a yëkkati mun na leen déplacer ay région dëkk ba dëkk parce que la délégation de Kaolack qui est là ils sont là depuis vendredi ba léegi depuis àjjuma ba léegi ñu ngi fii pour benn cause rek mooy ensemble Joal Fadiouth et Ngazobil yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu cat seexlu yàlla nañu yàlla dimbali ba bu bés ba jotee li ñuy rayante di ci xëcc suñu bopp bu gënee ci ñun te jig ñu yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Seydina Mohamed maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare di leen baalu àq damay gàttal rek mais jërë ngeen jëf yéen ñëpp merci beaucoup. waaye gars yi tàccu leen Ablaye Gueye waaye s'il vous plaît. point focal mouvement ensemble pour Joal Fadiouth point focal bu Kaolack nuyu nañ leen dalal leen ak toute la délégation bi nga xam ne yéen a jóge Kaolack yal na leen yàlla delloo si jàmm ñu ngi kontaan di leen gërëm di leen jaajëfal. tuuti ma sànni kàddu ci wolof bon ñun ay xale lañ te ku wax xale wax ne xale bi dafa soxla épanouir dafa soxla di gis boppam mais ci côté épanouissement boobu tamit. laaj na xale bi ñu encadré ko gunge ko teg ko ci ay yoon yu baax teg ko ci ay loxo yu baax te ñun xale gis nañ ne avenir u dëkk bi avenir u Joal Fadiouth mi ngi ci ay loxo du ma ne xale la mais jeune la comme ñun
te moom dina comprendre problème mu jeunes yi dina comprendre problème mu xale yi te incha allah ñun xale yi bu ñu engagé woo topp ci ginnaawam yaakaar naa ne suñu problème dina réglé wu. moo tax nag ma leen di ñaan ñun nii xale ñun ñëpp nañ boole suñuy doole àndandoo gunge suñu candidat Mamadou Ndiaye pour gagner élection communale Joal Fadiouth Ngazobil wasalaam jërë ngeen jëf. waaye jërë ngeen jëf tàccuwaatal leen ma Mame Bou s'il vous plaît. merci beaucoup Mame Bou yaakaar naa ne il a fait un très bon discours très captivant mais qui ne fait que refléter la réalité lamentable de Joal. ce discours dégg nañ ko kon la jeunesse yaakaar naa ne le mouvement mu ngi nii ensemble kon ñu dem pour des lendemains meilleurs pour Joal foofu lay siifaate maas di invité nag quelqu'un kii may bëgg a invité nag dama bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax a baax ndax moom laa tuddee la lionne la dame de fer la grande dame waaye nag noonu la mën a demee parce que nag kiñ ko jox muy borom këram waaye tàccul leen ma sama président Soogi Sarr bu ñaawul bi waaw nee na ma bu ma chéri raawee ci kaw raay ci suuf rek man naan soow rek daal di nelaw mooy sama garab kon tàccu leen Fat Bintou suma chéri la grande dame la lionne de Joal la lionne du mouvement ensemble Joal Fadiouth Ngazobil waay sama chéri tàccu leen ko waaw wax leen ci moom xoolal ñun Fat Bintou dañuy wax ci moom parce que ñun dañoo nekk port di liggéey port di groupe sopp suñu jëkkër di ànd ak Fat Bintou fu mu woo ñu uyu ko fa kon ñun suñu jot ñu koy jox leen Mamadou Ndiaye ma gagné na gagné jërëjëf mais ñu wax ak waaw salaamaaleykum mbooloo mi Fat Bintou nag il faut que ma ñëw nag yóbbu ko biir Sine Diouf fa ñu ko bàyyi bu reñu laa ne koy kumandoo fan waaja bu xole kii Hélène Ndour la ñuy wooyee yaayam xoolam muy góor yi jigéen di Pape Diouf moom mu taxaw ci wetam ñuy sëti buur Sine kumandoo pen pire ak Mayekoor Diouf barke sëñ Fallou Mbacke xoolal waaw kon nag Diouf fa ñu ko bàyyi il faut que ma dem ba Sine ku juñug ña ca Sine yëngal rek na nga yëngatu ñu waano ngay naa ko mbalo yi Pape Diouf Papa Diouf sa neegu yaa du ndoole Diouf ni rawul ak baado te bokku leen defin Papa Diouf Papa Diouf ak muusin sa maamay Papa Diouf bu dee ñu laan bañ faali bu dee géejo Papa Diouf Papa Diouf sa yaaya liggéey li Papa Diouf Papa Diouf sa neegu yaa du ndoole Diouf liggéey ndey doom Diouf sa yaaya liggéey naay Papa Diouf Papa Diouf xam ngeen ne ganaar bëggul mat yaa ko tey ganaar Papa Diouf ganaar bëggul mat yaa ko tey Papa Diouf xam ngeen ne ganaar bëggul mat yaa ko tey ganaar yaa ko tey ganaar bëggul mat Papa Diouf xam ngeen ne ganaar bëggul mat yaa ko tey ganaar góor yi Siga Diouf xam nga ne ganaar bëggul mat yaa ko tey ganaar bu dee ñu naan noo bu dee géejo Paal Diouf xam ngeen ne yaa ko tey ganaar bëggul mat yaa ko tey ganaar Papa Diouf xam ngeen ne ganaar bëggul mat yaa ko tey ganaar waaw mënuñu ko cee ñàkk dina ñëwaat jërë ngeen jëf waaw jërë ngeen maaleykum mbokk Joal Fadiouth maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu sama borom kër Soogi Sarr moom mi nga xam ne moo ma may fit ba ma ñemee taxaw fii di nuyu sama DG Ndiaye Mamadou di nuyu tonton Luy Ndiaye di nuyu ñëpp bu ma limee damay juum mais dina am nag fu ma lim maa ngi nuyu waa Daaru Salaam Tanba maa ngi nuyu waa Xelkom di nuyu waa nuñ koy xatee cité lycée bi nga xam ne fa laa jógee di nuyu waa Xaar Yàlla ndax ñëpp a ngi fi jëmal seen bopp di nuyu ñëpp waa Caritas bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu fii si sama cosaan
di Mburju Xam Njoong Mbele Ñeem Ndubaab Afdaay jàmm gën nuyu naa ñëpp di kontaan ci yéen ci teew bi ngeen fi teew ndax woote ñu wuyu la rek dafa neex di leen di sant lu bari di leen di gërëm di nuyu suñu yaay yi nga xam ne ñooñu fi teewal tey munoon nañu ne tànk yi mbala ñu ne dañoo am taw waruñu daal ñu tëdd si kër yi waaye dañoo def seen kantalaay kàttam ñëw teewal ñu fii ñu di leen di jaajëfu bu baax di yokku nuyoo bi tamit suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jóge Dakar bëggal ñu seen bopp ñëw jëmal ñu suñu bés bi jàppale Mamadou Ndiaye futur maire de Joal Fadiouth di nuyu sama cousine Adji Cissé mu jaral ko tëj këram ñëw toog fii di ñu jàppale ci bés bi jërë ngeen jëf yéen ñëpp di wax naan Mamadou Ndiaye lu ñuy wax si moom suba ba ngoon jot man maa ko mën a wax sañ naa yëkkati sama loxo ci kaw giñ ko ci alxuraanu karim Mamadou Ndiaye maa togg benn bés mu fekk ma sama kër ne ma Madeleine ma ne ko naa mu ne ma dama gis seen liggéey port dafa neex lool rafet ma bëgg la jox xaalis nga liggéey ak ñoom xanaa waa port ñu ngi may dégg duñ ma bàyyi ma fen mu indi ma 7 millions ci quai de Joal Fadiouth 7 millions la ma indi ci quai de Joal Fadiouth boobu sax xamuma ne Mamadou Ndiaye dina mos a taxaw ne ma damay poser candidat maire de Joal Fadiouth mu doon lu ma neex lool mu den fu ma kontaan lool ma teg si waat Mamadou Ndiaye boo duggee Caritas am na foo xam ne sooxe woon na ci lamp lool Mamadou Ndiaye ko leeral pour ngeen dégg dëgg Mamadou Ndiaye moo ko def mu am foo xamante ne barke Dembo Ndiaye salaamaaleykum maaleykum salaam luy seen bébét mu ne dañoo bëgg ventilo ci suñu jàkk muy waa xaar yàlla Mamadou Ndiaye ne leen may leen ma tuuti ak ay àndandoowam nekk ay homme de valeur ñu ñeme engagé ñoom ñoo dem indi 10 ventilo jox ko waa xaar yàlla ñu monté ko ci seeni lii ma di leen di ñaan suñu arme yéen ñëpp laa wax nag képp ku bëgg Mamadou Ndiaye armé woo sa carte d'identité électeur ñu votel Mamadou Ndiaye loolu laay ñaan man di leen di yokk sant aussi di sant sama mag bu góor bi di Pape Diouf bëgg na ma yiir na ma teg na ma ci kot di sant suñu yaay nag Hélène Ndour mi nga xam ne lépp moom la ne ko di sant sama yaay mi nga xam ne Hélène Ndour lépp moom la fu ñu jublu rek xolam sedd na fa fu ñu jëm mu ne dox leen ngeen dem yàlla dina leen gunge yàlla nañu yàlla gunge di waxaat naan maa ngi sant Moussa Bouri Sall sant naa Moussa Bouri Sall di sant Massamba Seck mouvement bi tey bu demee ba yegg si fii ñoom ñoo ko taxawal ak sama borom kër Soogi Saat Pape Diouf Ismaïla Diouf ñoom ñoo ko taxawal engagé si lool ñu am détermination yi tamit di leen ci sant ñu jël ma nag teg ma seen biir ma nekk laa Lyon lu ma wax noonu la lu ma def noonu la lu ma bëgg a def kontaan nañ ci di leen di sant lool aussi di wax naan Modou Ndiaye kontaan nañ ci yow de waaye ñoo ngi ñaan yàlla ngay ndaw yal na la yàlla gunge fi nga jëm ba ñun lii suñu mbébét ci biir Joal nga jàppale ñu ci premièrement suñu mbébét nag dañ la koy teel a wax tey ak koo munti àndal ñu nekk autorité Modou Ndiaye bi doon dox 100 francs métti na lool ci Joal Fadiouth métti na lool ci Joal Fadiouth Modou Ndiaye man mii di wax ak yow cité lycée bii ma dëkk sama foofu rang-rang boobu ngay gis mooy route nationale xaar yàlla mooy route nationale Xelkom mooy route nationale cité lycée et mooy route nationale Mbudaay loo leen ñu mën a jàppale na ngeen ñu ci jàppale tey doomu aadama yi toog fii wallahi ku leen jàppale rek ñoo tax ñu toog fii te dama yaakaar ne ku la jàppale di nga ko jàppale jërë ngeen jëf di nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen di sant yéen ñi fi teew di leen di ñaanal yàlla delloo leen ci jàmm ak salaam di nuyu nag waa Ngéeñeen yi toog fii balaa ma leen naa fàtte jërë ngeen jëf merci beaucoup. Cabinet Continuum di liggéey avec tous les ONG du monde
nekk une fierté, une valeur ajoutée pour Joal. Je veux inviter le coordonnateur du mouvement Ensemble Joal Fadiouth. Je veux nommer le frère Moussa Bourissal. Moussa Bourissal, un homme de valeur, un jeune talentueux, avec un grand cœur. Nit ku soxorul si gémmiñam moo njëkk a génn joxañ Mamadou Ndiaye ne ko man candidat laa woon waaye bi ñu xoolee ñun ñëpp ci suñu biir yow la ñu gis ne yow yaa gën a mieux placé pour ñu génne la maire kon mu ngi nii gars yi affaire baa ngi nii Moussa Bouri Sall kon moom laay invité mu ñëw waxtaan ak waa Joal Fadiouth Ngazobil waxtaan ak waa Dakar waxtaan ak ñëpp waaye nag dama leen koy ñaan rek na doon affaire bu gàtt ndax temps bi moo ñu xoj s'il vous plaît loolu laa leen di ñaan waa day gàtt nag. ma ne dañu oo Moussa Bouri muy coordonnateur fii ci association bi ñu def suñu candidat Mamadou Ndiaye gis nga Moussa Bouri mii nii rek la mun a mer Sall kii mooy sama góor kii mooy sama càmmiñ kii mooy sama xarit nit ku baax mi ngi nii nit ku baax nit ku am valeur yow ana kii yow li nga wax ci Moussa sax xamuloo ko nit ku am valeur nit ku baax lu ma jàppoon dama koy bàyyi parce que jaral nga ma ko te Mamadou Ndiaye mii toog jaral na ma ko yow nit ku baax nga yow mënu ma laa fay waaye li ngeen bëgg ci Joal yàlla na ko yàlla defal d'accord merci. ma ne ko Xarjata da ngeen a laal jàmbaar laal gor laal garmi laal bete bete ma ne ko lamtoora buuru gede yow assey sa yaay sa mbay sa baay yow yaa moom Joal dama ne ngeen may ma tuuti Moussa bu yow boo lange te neexul ku lang dootul neex barke Serigne Touba Serigne Laan Diouf dama ne Moussa nii la mën a mel bu melul nii ne bal tàkk ci kawam nii la mën a mel Moussa nii la mën a mel bu melul nii ne bal tàkk ci kawam nii la mën a mel Serigne Laan nii la mën a mel bu melul nii ne bal tàkk ci kawam nii la mën a mel Serigne Moussa nii la mën a mel bu melul nii ne bal tàkk ci kawam nii la mën a mel nii la mën a mel bu melul nii ne bal tàkk ci kawam nii la mën a mel Moussa nii la mën a mel bu melul nii ne bal tàkk ci kawam nii la mën a mel Moussa Sall neexu leenam duñu góor neexu leenam liggéeyu men neexu leenam Serigne la neexu leenam xoolal ne ko ewaay ne ko ewaay rës ne ko ku ci lang nga bëgg mu ris mu boole la ca encore une fois merci beaucoup mon frère. asalaamaaleykum waa Joal Fadiouth asalaamaaleykum waa Mbourdiouham fi ñuy defee bés bi dama bëgg wax benn phrase rek li ma leer ba leer loolu du gënt lu ma leer ba leer te du gënt Joal Fadiouth commune de Joal Fadiouth ci kayit yi Joal Fadiouth Ngazobil buñ ko joxee Mamadou Ndiaye mu defar ko teguma ko ci muy sama xarit parce que bëri naa xarit teguma ko ci aussi mu nekk doomu dëkk bi parce que loolu nekkul argument bu dëgër ci ñaar laa ko teg ci bi ma ko teg mooy Mamadou Ndiaye papa Assane Ndiaye mooy papaam te bu transport Joal nit ñi buñ ko xamee mu développé papa Assane Ndiaye moo tax beneen bi ma ko teg ñaar rek la Mamadou Ndiaye ku am xam-xam la parce que secteur bi muy liggéey mooy secteur bi gën a métti Moussa, face à la si caméra. secteur économique yi Face à la caméra. mooy le secteur bancaire Tu fais face à la caméra. te yéen ñëpp xam ngeen ne BHS bugguñu politique boîte boobu mais jëmm ji mu produire moo ñu intéressé
service bi njëkk a génn BHS dem ci région yi coiffé Kaolack Kédougou ak Fatick n'est-ce pas ñu yóbbu ko Kaolack dañ ko jël teg ko ci loxoom defu fa 2 ans mu am ay résultats yoo xam ne dafa jaaxal banque bi mu tax ñu tëgg un service régional maintenant bu amul ci banque yi dénk ko mooy bi nekk Thiès ki nga xam ne nii mun na développer benn banque bu couvrir plus de 3 régions am na xam-xam mais ki nga xam ne nii aussi mu ngi ci service di liggéey ci xaalis depuis 25 ans ñu ne dañuy teg mouvement mais critère bi ñuy jiital mooy bu dee mos naa luubal dara duñu jiite ñu dem gëstu laaj ay kilifaam ñu ne ko ay loxo or la yor mun na defar commune bi ba nekk ni mu nekk suñu xarit wala mu nekk suñu àndandoo moo tax ñu jiital ko leneen li ma siy teg mooy mouvement ensemble Joal Fadiouth Ngazobil ñoo ko yëgandoo ñëpp a si bokk dama ko doon wax léegi suñu yaay yi sax dañ leen war a créer groupe WhatsApp suñu maam yi parce que tey duñu bàkku de mais am nañ 600 membres yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci commune bi te motaguñu ñetti weer waa commune bi dajaleñ génne plus de 2 millions pour ñu def xew bi loolu moo tax may gërëm Sophie Diouf bu Mbeleñeem ak waa Mbeleñeem ñëpp ñi nga xam ne ni ñoom ñoo dajale xaalis bi teg ko suñu loxo mouvement bi mouvement bu amagul at la bu amagul ay weer moo tax ñu ngi ñaan ñëpp quartier bu ñu munti bu ñu dëkk teg nañ foofu benn cellule ne ñu jege cellule yooyu joxe seen tur ak seen numéro téléphone ñu yaatal mouvement bi parce que lii baax na tey la ñu jóg le 23 janvier la ñuy taxaw te ci mairie bi la ñu bëgg a taxawee li ci des mooy lu nit bëgg Mamadou Ndiaye lu nit bëgg mouvement bi te amoo carte électeur ci tàccu rek nga mën a yem seen carte d'identité yi jëlaat leen ko bu baax ngeen nëbbu ko bu baax bu ñu leen joxee xaalis ngeen jël bu ñu leen joxee piis ngeen jël bu ñu leen yebee ci kaar ngeen bañ bu ngeen demee voteel Mamadou Ndiaye parce que nag suñu doom yi seen sët yi suñu rakk yi suñu jigéen ñi bu ñu sàgganee ba commune bi ni mu mel tàbbi ci yeneen loxo yu amul xam-xam suba dinañ ko layoo fele parce que li ñu njëkk a layoo yéen mooy lu ngeen di xoole ba Joal jigéen bu fiy matu xamul fu muy muccee loolu dinañ ko layoo ji fere yéen ñi dëkk ci commune bi di yeewoo ci commune bi surtout góor yi am ay soxna ñuy wonnu lor te xamuñ fan la ñuy muccee suba dinañ ko layoo ji leneen li nga xam ne dinañ ko layoo mooy ça fait 20 ans suñu doom yi amul kenn ku bokk concours général 20 ans mu ngi nii ñuy jànge Joal amul kenn ku ñuy ràññee ci concours yi am ci àddina bi yëpp bon suñu système éducatif bi nasax na du ñu jógee bu ñu continué wul
topp farfarloo bi topp kii moo may jox 5000 topp kii mooy parti bi topp kii moo am tur suba commune bi dina duggaat ci loxo yoo xam ne nii dinañ ko joxati koo xam ne nii amul dayoo amul xame du mun a mobiliser ay ressources pour defar commune bi te bu boobaa suñu jigéen ñi ak suñu xale yi dinañ gën a am coono. leneen li ci des mooy ñun mouvement citoyen lañ duñu mouvement politique bu ñu doonee mouvement politique aussi duñu mouvement politicien parce que duñu dig kenn lu ñu mënul def parce que duñ fi garantir kenn ku lu muy joxe dépense këram parce que duñ fi raayal kenn ginnaawam pour nga voteel ñu dañu leen ne bu ngeen fi faloo koo xam ne nii amul xam-xam mënul dem négocier benn projet ñu defar dëkk bi muy inondé mënul dóor ci table bi ba Joal am ndox ñu fexe ba ndoxu teen moo fi gën a cher or su boobaa dinañ ko layoo ji wax li may mujjee wax rek buñ ñu falee ñu doon maire dinañ defar dëkk bi teg ko ci xam-xam teg ko ci partenariat teg ko ci planification stratégique buñ ñu falul pour ñu defar dëkk bi dinañu continuer defar dëkk bi liñ fi def nag duñ ko wax yéen a ñu ko gën a xam ni ñu taxawee waa dëkk bi aussi duñ ko wax parce que suñu war a gar la buñ ko deful loolu ñu xasañu ko liñ leen di ñaan mooy ñi nga xam ne nii ay mag lañ nañu xalaat ne dañu war a liggéeyal seeni doom te liggéeyal sa doom mooy nga utal ko bërëbu jàngukaay boo xam ne dina ci am xam-xam ba am ci lijaasa am ci liggéey ñëw di la teral loolu ku ko bëgg le 23 janvier na nga voteel Mamadou Ndiaye nit ku fi am soxna walla nga am borom kër nga xalaat ne su la yàlla may doo ëmbee war nañ la saytu nga am doom ci jàmm mu màgg ci jàmm jàng ci jàng di la teral il faut nga am bërëbu fajukaay santé bi mu ngi daanu poste santé Korsar mu ngi daanu bu ngeen ñu ko joxee dañ leen defal fii hôpital de référence de niveau 3 avec bloc opératoire projet yi nag dañ ko am ba pare di xaar projet yi nag inventé wuñu ko te bu monsieur le maire ñëwee incha allah dina leen defal ay proposition yam mu génn ci ay xalaatam ak ñi taxaw ne boo dekkee maire ñu jàppale la bon ñu ngi santaat ñëpp di ne ku bokk ci quartier am nga cellule ku nekk jigéen buggu liggéey demal dugg ci cellule ba oo ñu téléphone ne ñu ci lii laa ne nga toog seet ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di wax créé ñu mouvement pour buuxante sentu asamaan jarul buuxante jàkka baa ngi nii ku mun na du ñu xuloo du ñu xeex buñ ñu joxee dinañ defar buñ ñu joxul dinañ defar asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu